29 mai ci stadium Iba Mar Diop mbokk yi bés bi ñu doon xaar agsi na les 15 ans de Ndiaye production 15 ans d'existence d'expérience et de réussite mbokk yi bésu le 29 mai Fallou Ndiaye mi ngi ciy invité ay xaritam ak i partenaire am mbër yi amateurs yi reporters yi communicateurs traditionnels yi képp koo xamante ne ni sponsor nga mës a liggéey ak Fallou Ndiaye mi ngi lay invité ci bés boobu grand combat bi war a dox ci diggante Guiro Seras ndaanaan bi war a jàkkaarloo ak Tonnerre numéro 2 trompeur numéro 2 ak Boy Diop ci bés boobu lu ñuy bëre sox numéro 2 ak Farou Jar ak yeneen i combat espoir dinañu am Thiat Seck en live ci digg stadium Iba Mar Diop mu bégal amateurs yi sponsor leader bi nag du kenn ku dul Ndiaye global business mbokk yi yéen a ko doon laajte agsi na Assane Ndiaye ànd ak waa Bawol production dëgmal bés bu mag le 22 mai ci stadium Iba Mar Diop Assane dem jëli ji Mbaye Diouf mbër kaamin bi champion bi ndaanaan bi daal di koy boole doomi mbër mi Youssou Ndour bu Balla Gaye numéro 1 ci bésu le 22 mai Cheikh Super Jamono ci lay jàkkaarloo ak Boy Sey numéro 2 carrière dina fa jàkkaarloo ak góor gi waaye combat bi ñëpp di xaar diggante Toubacouta ak Malen Ñaani Mbay Fëgala dina fa jàkkaarloo ak Bébé Saloum 3 ak yeneen juróomi combat ci bésu le 22 mai kon mbokk yi ñoo ko déggandoo rendez-vous baa ngi noonu Assane Ndiaye ak waa Bawol production Iba Mar Diop du leen yeb te du leen mës a yeb ba mukk li ko waral mooy heure bu ñu tëggee mu neex am aada am cosaan waaye dañuy tëj buntu yi ràpp ndax fees. asalaamaaleykum mbokk internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre sur Kewel Info jotaay làmba di nuyu nag bu baax a baax kilifa diine ak kilifa aada yëpp. di nuyu suma sëriñ notre responsable moral mu daayatul Moustarchidine wala Moustarchidaat muy Seydi Mouhamadul Moustapha Sy ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal moom ak Mame Cheikh suñu capitaine ak Mame Babacar tey nag ñu ngi fii ci JO en phase 4e tey ñu ñëw fi seet si ki nga xamante ne champion gannaaw ba mu bëree nag gis nañ nag ay réaction am ci combat am ak ki nga xamante ne moom mooy Baye Mandione ñun nag dañ ne l'actualité oblige comme que nag sama gars yi waxtaan nañu ak moom ci combat bi dañuy ñëw nag droit au but muy Zarko bu écurie Grand Yoff mbooloo moom lañ seet si dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu waxtaan ak moom Zarko maa ngi lay nuyu. waaw Fatma ñu ngi lay fay ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di kontaan bu baax a baax ci sa teewaay fii ci JO en phase police 4e bi nga xamante ni suñu grand moo ko moom muy grand Nino ak jabaram di gérante bi muy Kumba. ñu ngi kontaan bu baax a baax sa teewaay di jégalu nag ci dérangement bi sonal nañ la trop mais garaawul ay di kontaan bu baax a baax di sant l'ensemble zone 7B de Grand Yoff di sant waa Médina Gueule Tapée Fass xam nga ñëpp bàyyiwuñu kenn Liberté 6 xam nga Liberté 5 waa Parcelles Sénégal yëpp daal entier ñu ngi sant bu baax a baax di kontaan ci ñëpp di nuyu ñëpp aussi di leen wax nag sama gars yi ku ci bëgg añee lu baax. foo mbër bu foo simee ko ñu ne waaw kii moom fan la jóge fu muy entraîné di leen ñëw JO di reer si di leen commandé ci añ yi day fay de. waaw di ko nuyu bu baax a baax moom loolu moom day yokk ndax gars yi moom liñ naan ku yokkul da ngaa wàññi te comme que moom fii moom liggéey bi dafay bariwul moom képp koo xamante ne ubbi nga benn entreprise rek pour jeunesse moom dañ koy rafetlu di ko ñaanal bu baax a baax ak yeneen i restaurant topp ci Zarko ko dama ko xew sànq. l'actualité oblige tey duñ fi nekkaat naan say combat ay nangam ak nangam dañuy topp li nga xam ne moom mooy action mais sa combat ak Baye Mandione bëre bi dañuy njëkk a ñëw avant bëre bi gis nañ ni am na coow bu ci am jëli nañ Baye Mandione mu expliqué de A à Z nga am droit de réponse ñu gis ni Zarko voyagé woon na ñëw bëre ki nga xam te ne moom mooy Mbaye Gouy Gui daan ko à la manière dugaat cour des grands pour rectifier su combat ak Baye Mandione ñu bari doon am fu ñu la doon xaar mais combat bi gis nañ ni dañ cee gis échec total pour Zarko lan nga ci mën a wax. échec ci ban côté. comme sa ñëw gis nañ comme dafa violence dafa am si yéen ñaari camp yi gis nañ xeex fii ay yeneen yoo xam ba ñëpp ñu yaakaaroon sax combat bi du am est-ce que mën nga ñëw expliquer fii ay nu mu demee. non man moom wax dëgg yàlla loolu jàppee ma ko xeex quoi man loolu dama ko jàppee. coowu làmb rek bruit làmb parce que làmb ak coow ñoo ànd man wax dëgg yàlla lenn rek daal moo ma ci metti lenn rek laa ci am lu ma metti mooy le fait que Baye Mandione junior tëb ci biir barrière yi loolu kese moo ma ci metti tëb ci biir tëb barrière yi dugg ci biir géew bi te moom muy mbër
man loolu kese moo ma ci métti le reste moom lépp pour man ci làmb la parce que Baye Mandione moom ci boppam xam na ni CNG dafa interdit mbër buy bëree di yóbbu mbër waxuma laa ngay dugg ci biir géew. Baye Mandione mi nga doon bëree la wala junior. non junior Baye Mandione junior c'est moo tëb ci barrière mais Baye Mandione bu mag moom tëbul ci barrière yi parce que xam naa ne Baye Mandione junior bu tëbuloon coow du am. Parce que man su ma ñëwee su ma duggee ci barrière bi foofu laa yem. ñu gis ni da nga doon show li nga doon def yëpp pour show la gis nañ nga show indi leneen lu bees show boobu lan moo taxoon combat bi fi mu toll la woon wala Zarko daf doon wane boppam. non man xam nga damay mbër boo xamante ni man dama amee sama marketing bopp te dama koy jaay donc loolu am na amateur yoo xamante ni saf na leen neex na leen loolu moo tax saa yu ñu amee làmb dañuy show dañuy neexal ba mu neex mais ci làmb ji lay yem loolu pour jouru làmb la. loolu doo ñu ko fekkee doo ñu gis ci mbedd bi ñu koy doxee wala nga gis ñu koy waxee wala nga gis ñu nekk ci yeneen jotaay di koy doo ñu foog sax mbër boo ñu fekkee ci yeneen jotaay donc loolu kese la mais du question dara du violence du dara coowu làmb la ñu ñëw neexal làmb bi jaay journée bi jaayale suñu bopp loolu kese la. mais est-ce que tamit neexal bu ëppul ndax gis nañ ni Zarko ba mu déplacé ñëw boo gisee ñëpp dañ ne Zarko moo tooñ. dégg nga ko gis nga ba gars yi ñëpp di réagir ne Zarko moo tooñ parce que warul woon ñëw fi Baye Mandione nekk mu taxaw fa barak Baye Mandione di xeex ak moom loolu noonu tey tooñ boobu noonu Zarko ñëw déplacé wu ñëw ci watu yow da nga ñëw ci cumbukaay Baye Mandione nga ñëw wala ci enceinte bi nga ñëw. man ci enceinte bi laa ñëw wax dëgg yàlla egguma ci cumbukaay moom cumbukaayam sax sori na donc comme que gars yëpp nee nañ maa tooñ ñëpp nee nañ maa tooñ yéen ñëpp maa ngi leen di jéggalu amuma leneen lu ma ciy tontu. c'est ñoom ñëpp maa ngi leen di jéggalu comme que nee nañu maa tooñ ñoom ñëpp maa ngi leen di jéggalu. mais yow réellement yow yaa tooñ wala tooñ. non man de en âme et conscience xaw moo ni loolu tooñ la man pour man dañuy neexal làmb rek loolu laa ci jubloon mais comme que ñëpp nee nañ nag maa tooñ yéen ñëpp maa ngi leen di jéggalu c'est. loolu de moom kenn mënu ci dara sa diggante ak Baye Mandione junior mu nekk ko xam te ni sa rakk la ndax dégg nañ Baye Mandione li mu wax tey ñëw na tey est-ce que bu dem bu doon tey échange de coups yi ngeen def di nga ko def ak moom. non bu démb doon tey du ma ko defaat du ma ko dóor parce que boobu ñëw na xam nga yor na arme xaw ma ban intention la ñëwee loolu kese la mais bu démb bu combat bi amaatoon tey du ma ko dóor si bu taxawee yore yet sax damay dem taxawee ne xam naa ne du ma fekk foofu du ma dóor mais du tere li ma bëgg def dinaa ko def. tey sax gis nañ Baye Mandione def benn sortie wala ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy sa reliquat biñ tee wala nañ ñëw sa combat tey sa combat ak Baye Mandione gannaaw ba mu amee bruit yooyu yëpp ñu gis ni ba arbitre bi sifflé donte nekkuñu fa woon parce que combat bi dañoo waxoon 4 jours lañ koy dugal kenn ku nekk nag libre nga dem mais ñun demuñu woon parce que tamit bëgguñu tooñ ñu gis ni combat bi Zarko état de forme bi mu indi macha allah ñu gis dem nga France mu nekk nag loo xamante ni préparation bu gàtt. waaw ñu ngi ci doon waxtaan te gaaw ñi doon wax sax papier moo taxoon nga dem fa mais gis nañu tey après état de forme bi tey ni nga liggéeyee mën nga see ñëwaat état de forme bi. non mooy li nga wax rek liggéey bu gàtt gaaw metti yooyu la boole parce que amuñu woon heure dañ doon entraîner guddi bëccëg amuñu woon heure saa yu ma yeewoo daal am na séance bu ma war a dem defee. bu mu ñëwee nelaw lekk su ma yeewoo am na beneen séance bu ma war a dem defi xam nga Europe moom dafa nekk dëkk boo xamante ni dafa neex a entraîner parce que dafa am salle yoo xamante ni 24 heures la du tëj am entraîneur yoo xamante ni 24 heures lañ lay entraîner comprendre nga yaay xool heure bu la neex nga tànn mais loolu moo tax ñu xam ni li ñu dese bëriwul ñu dem foofu rek la ñu mënoon toog concentré wu entraîner ci. ñu dem xam nga jël téléphone bi fay teg fële concentré ci combat parce que combat bi daf ma jaraloon mais lim ma jaraloon mënu ma ko sax wax doomu aadama mais xam naa ne man bu ma liggéey li nga xamante ni war naa ko liggéey du ma tax ak Baye Mandione du ma tax ak benn mbër si te yàlla dimbali nañu ba dem nañ ba balaa ñu naan sax jeexalaguñu làmb maturité boobu ñëwaat si ñun ba ñu amaat xelu que ni làmb ji mun nañ ci am dara te suñu ay nawlee ci nekk suñu ay naataango ñu toog xam reculer pour mieux sauter xoolaat yeddaat suñu bopp bu baax a baax di teg foofu suñu tànk amatul leneen luñ siy teggi. ci côté mystique bi gis nañ ni moom keroog moom macha allah mystique bi moom
bàyyi woo ko ginnaaw allez ñu koy nuyu au passage bi ngi naan ma bopp mbaam bi daa jógee France dem Guinée ñëw Dakar mi ngi ma koy wax mais bopp mbaam bi gis nañ ne am nañu ko rafetluwul mais bopp mbaam bi da nga doon xuuxal gars yi wala bataille psychologique la wala ci missi yi la bokk parce que Zarko on dirait que ni sa retour bi da nga ciy xaw a sévère quoi bàyyi woo dara. non parce que xam nga man au temps bi may dugg si làmb boobu ay affaire musique boobu làmb bi ma si dugg man boog affaire guerrier laa ko jëlee woon ay musique man nag may wax sax du ma ko lijjanti dama naan kii moom xeex la daf may dóor damay fayu même bu arbitre sifflé mu génnee bopp gaynde dinaa ko dóor yaa ngi comprendre mais biñ demee ba xam ne du loolooy làmb nag xam nga ñu diwee ñi nga xamante ni wër nañ ñu entouré ñu toogaat ak ñoom waxtaan ak ñoom saa yu làmb amee ñu koy teg ci yoon du ñu bàyyi benn détail du ñu bàyyi mystique du ñu bàyyi coob du ñu bàyyi ay massage du ñu bàyyi dara dañ comme dañoo dem ba am koo xamante ni ay kiné yoo xamante ni dañuy suñu ay xarit dañuy suivre donc loolu kese la dañ dem tegaat ko ci yoon di def li nga xamante ni moom la làmb laaj amul lenn loo xam ne dañ koy def te làmb laaju ko biñ koy def ba léegi ñu ngi ciy gis résultat. mais boobu mbaam bi pour la. non boobu mbaam bi yow li la Alain wax rek moo nekk. boobu ci la nekkoon ni li daan bàyyi. non ci la nekkoon yow Baye Mandione foog boobu mbaam bi wër ko. mais da ngaa mën a tool. non mais loolu dafa am man. moo tax nga fekk Baye Mandione nga sotti ko sawu mbaam xawma. juddoo ba léegi loolu du saw loolu kii la jinjeer bu am poobar la mais du saw xam nga jinjeer bu am poobar rek nga saw non jinjeer buñ denc bu yàgg la loolu kese la mais du saw. non mais man xam naa loolu. mais loolu moo doonoon làmb ji parce que ñoom xam nga ñoom seen temps noonu lañ doon def ñoom Baye Mandione ñoom Modou Lo ñoom Balla Gaye ñoom Ama yooyu loolu mooy charme làmb quoi te loolu buñ ko génnee ci làmb rek dañuy rey làmb loolu mënul ñaax ci làmb moom kay xam lan la ñuy wax nañ ko def te bu mu am coow man ak Baye Mandione dugg nañ ci digg géew bi di waxante di saagawante arbitre di taxaw xam nga lan la ñuy arbitre di wax leen rek mais bu kenn laal sa morom ku ci laal sa morom di nga jël avertissement man laalu ma ko Baye Mandione laalu ma. tooñ nga ko ndax da ngaa fekk ba Baye Mandione mature nga xam ne Baye Mandione bu maturul rek. mais Baye Mandione léegi xam nga Baye Mandione suñu première face à face provoqué na ma saaga na ma yaay wax ma ko dara ma ne ko grand coow di jib seetaan ko waxuma ko dara kon donc moom waroon na xaar lépp moom waroon boo jëlee Zarko moom ba njëkk ko manqué respect yow war nga xaar lépp c'est loolu kese la. noonu nag Zarko yooyu mënul ñaax ci làmb yow mbëri dañuy sottante lu ne la ñuy sottiwante man sama combat yi mu bëri la amul ñum suma juumul mbay guy gi rek lañ ma sottiwul affaire mais man combat yi mu bëri yëpp ñoom Siteu ñoom Sa Thiès ñoom guy gi ñëpp dañ may sotti ay affaire da ngay ruube ni ñëpp. non man léegi damay def li ñëpp di def man ku ma jël dama lay ruube ba foo mënti ne man la sumbaay bu ñu tasee dama lay ruube kooku bul sax sonal sa yàpp yaram bul sonn kooku mënul ñàkk quoi yow ñun joxuñu fay ñu xaalis pour ñu ñëw toog di seetaan kuy wax sa morom jox sa morom ree non dañ ñu fay pour ñu ñëw jaay bis taaral bis bi amateurs yi gis ci seen bopp ñëw gën a téye làmb ji loolu kese la mais du question que ni dañuy ruube nit pour xeex ak yow wala dañuy ruube nit pour jéem a yàq làmb déedéet parce que man bi ma dalee bëre ba léegi yàlla dimbali na ma sama benn làmb musul yàqu làmb bu mu mës a signé contrat bu mu mës a signé yëpp lay respecté du début à la fin muy signature contrat yi muy face à face yi muy open press yi lépp dama koy respecté ba ci làmb ji lépp dama koy respecté ñi ci làmb ji maanaam policiers yi ñëw ci làmb ji ak nit ñooñu di ñëw ci làmb ji surtout ba ci arbitre aussi dañoo war a xam ne ñoom bés boobu ñun la ñu war a aar parce que ñoom dañ leen fay pour ñu ñëw seetaan arbitrel ñu ñeneen ñi fay xaalis pour ñëw seetaan ñu kon donc yow ñëwloo pour seetaan ay tóoroo yu war a mbëkkante comprendre nga loolu kese la mais nekkul que ni dañuy ñëw pour xeex ak nit ñi wala yàq làmb non non. bu ñu ñëwee ci combat bi Zarko Baye Mandione taxaw na arbitre sifflé nga féete gauche féete droite combat baa ngi nii nan nga koy commenter ak nan nga ko bëree. waaw biñ jàkkaarloowee arbitre sifflé dañu balancer 1 2 3 mu def benn pas avance man tam ma def benn pas avance boobu xaw nañ am distance tuuti mu léewatoowaat def deuxième pas ma def deuxième pas bi ma defee deuxième pas nag moom balaa muy teg troisième pas am man xam naa ni su ma sàndee sama loxo dinaa ko laal comprendre nga loolu moo ko déséquilibré
ma sànni ko sama loxo sama main gauche mu aj ñaari loxo yi ci kaw comprendre nga dama naroon sulli tànk bi laa naroon sulli comme sama combat ak Bathie Seras far yàlla def moom mu dégg loolu resu quoi sànnee ko ci ginnaaw mais resu bi dafa des comprendre nga bi mu resoo nag xam nga si laa ut bëtu ngemb li téye ko tàmbalee bëreeg moom. noo ko daanee. ni ma ko daanee mooy que ni dañu moom daf ma mbaar man mu dugg ci biiram comprendre nga di def clé muy dindi mu calme daf ma caxabal. parce que moom moo déclenché. si mais déclenchement bi xam nga lan moo tax moom amul assise bi mu déclenché di indi caxabalam pour xaw ma nooju lañ koy xam luñ koy wax bi mu dugalee tànk bi dama talone waat tànkam maanaam yokk écartam. parce que moom nee na dafa jàpp say téere. si non du téere yi tànk bi mu dugal caxabal bi mu dugal man maa pusaat sama tànk maanaam écartam yokku écartu tànkam yokku loolu moo ko déséquilibré bi écart bi yokkee si laa jël sama loxo dóor genou bi après plaqué ko. 4 appuis de fa. non amul man sama bàyyi ma ñoon defoon 4 appuis man maay jóg yëkkati loxoom man ku bëreeg man ba def ma 4 appuis du ma xaar sax arbitre la preuve sama combat ak 50 Cent lii laa teg hanche laa teg dañu ñu bëri lu neex ma déclenché ko mbot mu génn ma teg hanche arbitre bi balaa muy wax sax mu ne ko nii laa ko wax demal man góor Baye Fall laa góor yàlla man sama morom bu ma pëmte ba ma def ñett appuis wala ñeent dam la naan gañe nga ma du ma fa nekk sax di léewatoo wala ma naan damay def recours wala dara non. pour yéen ñu ñuy suivre sur Kewel Info Zarko lañ dalal di waxtaan ak moom ci combat am ak ki nga xamante ne moom mooy Baye Mandione mu nekk combat bu bari coow combat boo xamante ni ba tey gars yi dañ ko actualiser mais Zarko ba loolu amee yëpp nga war a jël sa reliquat ñu tee sa reliquat ak sa licence sa manager lañ la wax ndax Zarko moom ak Baye Mandione la ak doomu dàngu yéen ñett ñëpp dañoo tee seen reliquat ak seen licence est-ce que loolu bañ la ko waxee ba réaction nga ci non man biñ ma ko waxee wax dëgg yàlla aw ma ci benn réaction dama toog di déglu sama manager rek sama manager ba tey waxaguma si dara leen daal la ma wax mooy que ne waa CNG dañ téye sa licence ak sa reliquat loolu la ma wax ma toog di ko déglu te CNG ay kilifa ñoo fa nekk ñoo xamante ni dañ leen war a respecté loolu ñu dagg mbër bi que ñu bañ a dagg mbër bi man liñ ma dagg ci làmb man foog naa ni mosuñ ko dagg benn mbër man mosuma bëri te dagguñ ma mais kenn mosul dégg ma wax ko kenn mosul dégg ma wax ko. dafa sax ci xol buñ la daggee tamit am nga droit nga wax. soo bañee ñu dagg la bul def li tax ñu lay dagg. mais kon yow daa am loo def moo tax ñu dagg la. non mais man kenn xaw ma ndax dañ may dagg wala duñ ma dagg xamaguma ko. mais yow mi ngi téye sa licence dañ ma convoqué pour wax ma ba pare soog ma wax ni lii nga fi am mais convoqué guñ ma waxaguñ ma kon mënu ma wax ni dañ may dagg comprendre nga yow dañ téye sa licence rek convoqué la mi ngi si ñoom mais yow juge mënu la woo ba pare nga naan juge bi tëj na ma. mais tey boo war a jël sa xaalis ñu ne la sa xaalis dañ koy téye ak la tax nga war a bëree ñu téye ko yow en âme et conscience yow xam nga ni defoo dara. non man xam naa ne def ma dara. man def ma dara loo xamante ni du làmb wax dëgg yàlla man lépp lu ma def rek làmb la làmb rek laa fa def ma fa leneen xam nga fekk ma Baye Mandione mu toog mu taxaw ma dóor ko fekk ma kenn ci làmb ji mu taxaw ma dóor ko kon donc làmb rek laa def fii parce que tàkkusaan yu nekk jaar na fi seetaan nañ fi Balla Gaye seetaan nañ fi Modou Lo seetaan nañ fi Ama Baldé coow bu ne gis nañ ko ñun nag yàlla dimbali nañu ba coow yooyu noonu yëpp am ñun eggagunu fa li ñuy def rek làmb la du leneen lu dul làmb parce que amul benn fekkuñu arbitre dóor ko fekkuñu entraîneur Baye Mandione dóor ko fekkuñu kenn dóor ko làmb la ñu def xanaa mbër nag am nga droit daw yuuxu am nga droit daw romb sa supporter yuuxu ko. waaye da nga yem fa nga war a yem. non mais fi ma war a yem laa yem si biir encercle bi am naa fu ma neex mun naa fa dem mbër ci biir encercle mun nga dem fu la neex parce que foofu amul cumukaay foofu kenn amu fa limite kon donc gars yi naan man dama dem fu ma neex laay dem non bu ñu juum man ba tey maa ngi si biir encercle bi
xam nga jéggiwuma ba tey kenn gisul ma jéggi barrière dem ci mukaay Baye Mandione kenn gisul ma wëri dem ci biir ci mukaay Baye Mandione mais am naa droit ñëw ba ci barrière bi taxaw di wax ak suma adversaire wala loolu nekkatul làmb. loolu nga si jublu woon. mais loolu man loolu laay def ñi ma bëreel yëpp damay ñëw ba jege la taxaw di wax jeunes yi ñoom gàcce ngaa laama jeunes yi bu nekkuloon ñoom kon coow bi mun na demee neneen parce que jeunes yi li ñu def ñoom c'est exceptionnel fexe nañ ba séparer ñaari téye booy bi téye man sama gars yi ñëwoon yi doon ñëw. comprendre nga li ñu def nii yow noo ko tuddee yow moom amoo dara loo ci kii. non CNG man balaa ma ci mën a wax dara foog ma dem ba déglu leen ba pare bu ma demee ba déglu leen ñu ne ma Zarko lii nga def ak lii moo tax ñu dagg sa xaalis dinaa leen di ma boobaa nag ma laaj leen ne leen ndax lii làmb da koy tere wala terewu ko parce que ñun man boog dama part personnel man dama jàpp ne li ma def yëpp làmb la amul leneen lu ma ci def loo xamante ni dépassé na làmb amul. Doomu Dango ak Zarko ko baaw noo gisee. boobu mi ngi ci kanam ñëwagul mi ngi ci yoon mi. Doomu Dango tey ku la joxoon avance. non buñ ma ko joxoon MMA mooy gën. ñaar lan la après ba pare ñu soog a dem ci làmb ji si parce que MMA day neex xam nga lan moo tax parce que Doomu Dango xeexkat la da mun xeex. mais seen combat instant bi dafa neex. waaw mais MMA la doon dàq xam nga MMA da ngay dóor nit ba mu tëdd ne arbitre bàyyi naa est-ce que comprendre nga boobu la doon dàq. mais léegi dañ ko def boo jëlee avance am dootoo ko dolli. xam nga làmb dafa yomb maa ngi koy wax gëmuñu ma nee naa leen Baye Mandione c'est le cadet de mes soucis bi ma koy wax yow mii faraloon ma woon Baye Mandione nga faraloon. lu la neex man sa yi man. dégg nga ma xam naa lépp yow Fatmata yow kii nu mu tudd di pël. yéen ñaar ñëpp Baye Mandione ngeen faraloon. sib naa lépp de dama leen faalewu rek. ngeen comprendre. MMA dafa nekk loo xamante ni da ngay dóoral nit ba mu bàyyil boppam wala arbitre ñëw àtte leen. foofu soxla Doomu Dango. si. mais Lac Rose yow ñëw ngaa jël avance. non mais loolu combat la. Lac Rose tool Zarko yow gars yi ay baraasu mbooro lañ rek tàngeer dañuy seey da ngay laaj. sa tur bu doy waar la def. non man loolu dawul sama yaram. billaay wallaay. Lac Rose guy gi bi ma gën a neex nag mooy sama revanche man ak guy gi boobu moom moo doon bu daax revanche Zarko guy gi. non ban jën waxuma la jën kan moo fi wax jën non gars loolu idée gars yi la rek gars yi ñooy wax rek non. mais guy gi daal moo la dàqal. si. lan moo tax guy gi dàqal. parce que dañoo match nul 1-1 léegi des na benn combat clarification ñu xool kan moo ci mën nag man ak moom loolu moo ci des amul leneen moom kay bu fekkee ñeme na njaago rek na ko jëlaat. njaago bi man. yow bu tayee nga nekk njaago suba nga nekk. waaw yow ba man 7 turandoo njaago laa am 7 turandoo 7 sama 7 copains yoo xamante ni ñoom ñëpp seen taaw man lañ ko tuddee kon ñooñ dama bokk ci ñoom quoi mais man xam naa li ma doon mais donc loolu du lu may wax nit comprendre nga ku dégg ajuma jàll dootoo ko laa teete. tax nga wax sa tur. non man dama ragal loolu man ragaluma gars yi jël sama tur de non loolu dawul sama yaram yow. Zarko ba woon ak bii ban différence la. waaw différence bi mooy que ni Zarko bii nii fi mu nekk nii dafa xam lan mooy àddina dafa xam lan mooy àddina dafa xam lan mooy sport ak xam lan la ko sport bi mën a may. mariage ka. Serigne Saliou Mbacké bientôt incha allahu rabbi bu neexee yàlla bientôt bu neexee yàlla. mais am na koo bëgg. bah bien sûr am na da nga naan am na ku ma bëgg loolu biti la fanaan am na ñu ma bëgg c'est bu baax a baax. mais mariage bientôt. bientôt surprise lay doon ci gars yi. parce que maam booy nee na moom nag da ngaa war a takk. non léegi rek booy yow bàyyi loxo tax bii. maam booy moom ko. waaw mais léegi nee naa léegi ma tax incha allah bu neexee yàlla yàggatul dara nañ ma ñaanal rek ki ma bëgg yàlla jiboole ma ak moom xam nga yaatal ñu ubbil ñu yoon yëpp ba ñi nga xam ba ñu eggalee ak suñu sago xam nga moom it ñu bañ ko décevoir te xam ni nekk na ko nit ku sori si ñun donc li si des dañ koy bàyyi ci loxo yàlla. amoon mbégte contentement pour yéen ñu doon suivre sur Kewel FM Zarko la woon ndax kon li ma ko wax rek am na droit de réponse Baye Mandione jël nañ ko waxtaan ak moom ba tey affaire bi daa am suivi comme que waa CNG dañ koo convoqué dañuy xaar tamit beneen retour am ñu waxtaan ci moom nag après la fa jëlee di ko wax nag lan mooy kàddu gu mu jëm.
nag kàddu gu mujj gi rek mooy di santaat bu baax a baax waa Grand Yoff yëpp bàyyiwuñu kenn di sant ñi nga xamante ni combat bi taxaw nañ ci seetaan nañ ñu ci benn yoon l'ensemble zone 7B surtout fans club Zarko ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci niñ ci taxawoo di kontaan si bu baax a baax si suñu grand Nino di kontaan ci Khalil bu baax a baax frère am ki nga xamante ni moo gérer sécurité bi fii di kontaan ci ñëpp di wax ni ñu ngi leen di joxaat rendez-vous ak beneen combat incha allah bii ñëw di taxaw léegi boobu mooy dàq mooy gën a neex. ni ñi promoteurs yi ñi ngi wax ak man bëri na kay. man kay non loolu yàlla moo ko def dëkk bi man ak Macky Sall rek ko koy xëccoo keneen bokku ci. di sant bu baax a baax sama gars yëpp ñoom Cheikh ñoom Weuz ñoom Cheikh Faye ñoom Aada Baaxum ñoom Mbagnick ñoom Baye Gile gars yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di kontaan merci à tous. booy bopp yaa booy dara nekku ci nag ñaar bu ma waxaan bopp yaa booy. sama mag la baal ko tay ko. mais yéen da ngeen a dof wala lan mooy seen problème. ah gis nga doo ko am li may wax mais ñii yéen xanaa da ngeen a dof yéen. waaw baal ñu. sëñ bi waaye doo ñu baal. maa ngi jéem mais xanaa gisoo lu ñu def sama pare-brise bu ñu toj nii pour lan. dinañ ko lijjën sëñ bi maa ngi tuub. bàyyi sama yére bàyyi sama yére léegi. pare bi dafa seer. soo ko maanaam fa fay la sa pare-brise nga naan. mais bu baax fenn la am. dañuy dem Ndiaye global business. monter la pare-brise bu baax man dinaa ko fay. moom nit ku baax la bu ñu demee expliquer ko dina ci jàpp. nga jégalu kii wér na. 100 francs da koy fay pare-brise. mais ñii kon dañoo dof. Une société purement sénégalaise. Ndiaye Global Business. xarañ loolu ci seen métier. vente et pose pare-brise. dañu lay jaay pare-brise ba noppi daal di la koy monteel ci sa oto. livraison à domicile. te li ci gën a neex mooy façon oto boo yore mën nañu la changer sa pare-brise te doo ci am benn njàqare. climatisation. automobile bu jaar yoon. huile moteur qualité yépp am nañu ko. ay plaquettes yoo xamante ne ni jàppoon ngeen ni amul ci réew mi am nañu ko. Ndiaye Global Business. mi ngi nekk en face. rond-point tribunal bu Guédiawaye. jàkkaarloo ak C3S. nga wooñu ci numéro de téléphone yii. 77 016 76 98 76 532 64 17 Ndiaye Global Business mbégte kese la.